bi ñuy door campagne bi at mu nekk dañuy fixer li ñuy wax ay agrégat maanaam dañuy tënku ci këyit ne lii mooy suñu objectif lii la ñu war a am ci CAN lii la ñu war a am ci sucre ñu teg ko ci objectif yi maanaam service yeeg direction yeeg département yi ñëpp ñu tënku ci ñu fexe nag ba atteindre objectif yooyu bi ñuy dem campagne bi ci objectif li may wax toujours ñun ndax ñun duñu laaj souvent ñaata ngeen bay ci gattax ñaata ngeen defar ci lii wala dañ naan rek ñaata ngeen def ci sucre donc boo ko seetee loolu moom mooy objectif principal bi nga xam ne moo tënk yeneen objectif yi yëpp te ñëpp ñuy yëngatu objectif boobu lañu war a def pour mu réaliser wu ko bi ñuy dem campagne bi ñu tegaloon comme objectif 145 000 tonnes 145 000 tonnes ñi ngi ci feewu campagne bi 131 701 tonnes 701 tonnes su ma jumul donc pour ñu ngi nekkoon waaw 141 701 tonnes foofu lañ toll donc boo xoolee ci objectif yi ñu tënkoon bi ñuy dem egguñu fi ñu tegoon comme objectif donc am na benn gap tonne yu bëri li ko waral nag dafa am yoo xam ne ay éléments extérieurs jant bi changement climatique yi am ak yenn yoo xam ne peut-être sooxe na ñun tamit peut-être suñuy engins équipement yi piste yi ak richesse bi te richesse bi li koy joxe day naaj bi da ciy jouer jant bi da ciy jouer humidité bi da ciy jouer yooyu yëpp da ciy jouer ba tax na tonnage bi ñu fixé woon ci CAN gattax bi tonnage bi dépassé nañ ko mais richesse bi CAN bi waroon a am pour mën a génn sucre amuñu richesse boobu ba tax na bi ñu fixé 145 000 tonnes ñu ngi atteindre 141 701 tonnes donc egguñu li ñu waroon a génne ci sucre génnewuñ ko donc egguñ ci objectif boobu mais nag loolu du parce que liggéeykat yi ñoo yaafus mais liggéey moo demee noonu am na loo xam ne maîtriser wuñ ko mooy climat bi environnement bi ak richesse bi te dañ ci bàyyi xel nag ndax doon ñu gën a góorgóorlu te loolu bokk na ci mbébét yi ñu teg pour intercampagne bi jéem a corriger au mieux li nga xam ne nag dépendul ci ñun duñ ko ci dépendre waaw mais d'ailleurs loolu moo tax malgré atteindre uñ objectif yi ñu jàpp ne wax dëgg yàlla am góorgóorlu nañ li ñu waroon dagg ci CAN def nañ ko góorgóorlu nañ ñu nit ñu góorgóorlu jox leen prime bi nga xam ne saytoo woon nañ ko ak ñoom ñu jox leen ci 95% nen naam li ñu tegoon ci objectif atteindre leen ko mais vraiment góorgóorlu ngeen donc ñu daal di yëkkati prime boobu teg ko seen loxo mais objectif bi li génn ci sucre ak li waroon a génn ci sucre am na waroo environ de 4000 tonnes nga xam ne ñooy nekk ci casier yi ñu mën a jëmal affaire bi ci kanam. waaw xam nga loolu c'est yéen xam ngeen ko ay taskatu xibaar ngeen c'est cyclique maanaam mooy par jamono bu nekk situation boobu day ñëw boo xoolee progression compagnie sucrière ci production nga natt ko ci fukki at yi ñu génn performance yi ñu am nga comparer ko ak yeneen performance yu sucreries yi am en Afrique et un peu même en Amérique du Sud nga xam ne performance yu mag a mag lañ am ndax rendement à l'hectare yi boo ko xoolee mais c'est énorme te ñun dépassé nañ ko boo xoolee léegi sucre bi wax naa la ko léegi ne la Sénégal mi ngi consommer environ 200 000 tonnes de sucre par an ñun ñu fixé suñu objectif 145 000 tonnes de sucre par an ci campagne bii nii ñu produire 141 701 tonnes mu am gabu 4 000 tonnes par rapport ak suñu objectif te suñu objectif 145 000 tonnes yi am na différence su juróom fukk ak juróom par rapport ak li ñuy consommer au niveau national maanaam ci biir réew mi donc compagnie sucrière ci fii nii tey sucre boobu noonu
am na benn maanaam gap boo xam ne war nañ ko combler pour mu mat juróom fukk ak juróom pour ñu mën a dajal réew mi yëpp mais loolu dafa laaj ci ginnaaw ñu am suuf bu doy bi ñu koy bayee li ci des moom la ñuy wax rendement bu ngeen xoolee tuuti te loolu je pense que peut-être yéen ci dëkk bi ngeen dëkk l'usine dañ ko dafa nekk ci benn dynamique de modernisation bu mag a mag a mag a mag ñu ngi ci pante bu mag modernisation bu baax ay investissement yu bëri yu ñu fi def ci ay chaudière ci ay turbine que aujourd'hui rendement yi baax na baax boo xam ne mais mënaguñu produire maintenant suñu amee ay tuuti suuf mais la compagnie s'est engagée à réaliser l'autosuffisance en sucre te li ci des bëriwul boo xoolee il y a de cela 10 ans ay 90 000 tonnes matu ko sax ay 90 000 tonnes lañ doon def léegi ñu ñëw ba 141 000 tonnes ba pare di ko xeeb sax naan doyul parce que technologie bi ñëw na tax na rentabilité bi gën a yokku ndax recherche agronomique bi day tax gàncax bi ñuy indi gën a baax usines yi moderniser nañ ko ba mu gën a baax mais boo nekkee ci biti da ngay jàpp ne usine bu màggat a màggat la ñi fay nekk bëriwuñ kër mais boo ñëwee ngay xool ne investissement yu bëri def nañ ko fi. alors tey boo demee DPM mooy direction parc matériel am nañ suffisamment d'engins ak ay équipements yu méngoo ak jamono boo xoolee coupeuses yi nga dem ci terrain bi nga xool ñi nga xam ne dañuy toog di dagg gàncax gi nga xool ni mu méttee liggéey boobu noonu ñu won la à côté coupeuses yi moom mooy engins yi nga xam ne ñooy ñëw di ko couper nga xam ne am na changement bu bëri ñi fi doon liggéey il y a de cela 10 ans ak léegi équipement yi moderne nañ boo xoolee au niveau de l'usine am nañ ay chaudières au moment ma lay wax ak yéen nii am na des équipes de techniciens yu jógee Inde ak feneen ak sénégalais yi fi nekk ñi ngi monter beneen programme de chaudière qui va durer sur 2 ans am na ay turbines yu ñu nekk déjà di installer ak yeneen yu ñu war a monter fii ak 2024 à terme war nañ mën a ñun su loolu lépp sottee ñuy jaay électricité wala di produire électricité fii ba Dagana wala ñu dépassé ko mën nañ jaay électricité Senelec donc partie yooyu ak partie énergie ak partie distillerie c'est ultra moderne parce que aujourd'hui boo xoolee bagage bi ñuy jël muy produit de l'énergie nga xool foofu fenn la ñu war a peut-être gën a yokk peut-être suñu taxawaay mooy ci moulin yi sinon yi ci des yëpp ñu ngi ci dynamique de modernisation pour man en termes d'opération dynamique de modernisation bu baax a baax parce que tamit ku nekk da nga koy waxal jikkoom borom kër gi moom ci investissement nayu ci investissement non nayu ci vraiment engins yi jàppale ne c'est les engins de pointe lañ maanaam yi nga xam ne ci xarala yu bees yi la bu ngeen xoolee aussi ngeen comparer aujourd'hui ñun li ñuy réaliser en termes de rendement ci gravitaire ak ci goutte à goutte nga dem xool installation goutte à goutte yi c'est les meilleures installations au monde yu baax yu truc qui utilise moins d'eau ak rentabilité bu baax a baax aujourd'hui ku fi ñëw bu ñuy tiitaru sax ñun Bardia lañ lay yóbbu ne la kaay nga xool parce que goutte à goutte lañ fay def et malgré loolu investissement yooyu malgré loolu logique moom mooy boo defee ay investissement yu bëri nit ñi doon liggéey ci investissement yi dañuy wàññeeku mais malgré loolu ñu ngi maintenir le cap des effectifs pour am benn gis-gis boo xam ne am nañ benn responsabilité sociétale mu gën a mën a doxal nit ñi te nekk fi di liggéey aussi. mais xam nga docteur Franck Eba loolu dafa bokk ci ay compétences am moom discours am premier moom responsabilité sociétale la lay waxal mais ñun jàpp nañ ne tey ak maqaama boo mën a am ku fu mën di nekk xam nga dañuy ci maanaam ci yoon ci droit dañuy tënku ñu ne pour que état pour mu exister ñetti élément moo koy constituer da ngay am
maanaam suuf am ay nit yu fa dëkk ba pare am ñu leen yilif bu ñetti point yooyu matee état am na donc ñun ñu ngi nekk ci suuf si am nañu ay nit yu ñuy liggéeyal mais forcément daañu tënku ci kilifteef fii commune bi bu ñu xoolee tuuti mais commune bi moo fi yilif ñëpp donc mënuñu bañ a nekk di liggéey ak commune bi te loolu musul nekk suñu cas honnêtement man jàpp naa loolu musul nekk suñu cas donc commune bi forcément dañuy liggéey ak commune bi ñoom forcément dañu war a liggéey ak ñun parce que noonu la àddina di doxee noonu la àddina di doxee Macky Sall le président de la République peut ne pas s'entendre avec des opposants waaye moom mooy seen kilifa moo yore réew mi opposants yi aussi règle réew mi dañ ciy tënku te ñun jàpp naa ne ni ñu bëggee Richard Toll parce que suñu teraanga fi la nekk tey yàlla def na moom moo ñu accueillir commune bi mais amuñ pexe donc par force dañ liggéey ak commune bi et je pense que jéego yi mi ngi fi nekkoon na fi mais war nañ ko gën a approfondir muy këti ndax man bi ma fi ñëwee ba léegi yàggul mais gis naa ne lu ñuy def tamit lu ñuy def danañ ci boole commune bi waaw coupe bi muy def tournée man monsieur Lamotte bi ma woowee daf na ma je viens de raccrocher avec le maire na ma yow laa ci teg donc kooku xam na lan mooy commune leen bi ma demee semaine dernière rencontré préfet Dagana mais loolu la ma wax mu ne ma maire commune bi est dans d'excellentes dispositions pour travailler avec la compagnie ne ma monsieur Lamotte fii la toogoon est dans d'excellentes dispositions également dans le cadre de sa casquette de conseiller du président du PDG du groupe donc ñun suñu responsabilité sociétale pour nous dañ koy war a creuser peut-être loolu Franck waxu leen ko tey on a mis aussi à profit parce que dañ ne woon préfet ñu gisante ñun ñëpp on a mis à profit rencontre tey bi pour réitérer l'invite à vouloir rencontrer le maire ñun ñëpp ñu dajaloo toog waxtaan ndax dëkk bi lañu am maire bi sans une population mais du gouverner kenn ñun tamit sans la commune et sans nos travailleurs entreprise du am donc jàpp naa ne démarche boobu la ñu war a taxaw première responsabilité sociétale bi ñi ngi fi bougé wuñ mën na am ay et c'est normal ay réero sa taaw mën ngeen a réero mais doo génn mënoo ko génne kër gi ndax boo na ko génneel mën la sama kër bàyyi la moom moo ko donc àddina pour man noonu la nous tous ñëpp a ngi ci excellente disposition pour ñu avancer donc suñu responsabilité sociétale foofu la commencé et compagnie sucrière maa ngi leen koy wax nekk na dans d'excellentes dispositions pour appuyer la commune pour renforcer déjà mi ngi foofu mais pour renforcer davantage ça veut dire que sunu action dans la commune gën ko structurer gën ko defar travail bu mag a été fait jàpp nañ ne war nañ continuer di ko defar et loolu gisuma kuy liggéey aujourd'hui CSS boo xam ne am na beneen xalaat bu waroo ak xalaat bi ñu wax ni du xalaat officiel mais réalité moom moo nekk noonu. xam nga yéen a ma gën a xam fii direct waalo mais kenn du ko def ci poos loolu histoire jàngale na ko fi ku dëkk waalo fii ñu bëgg ko jël def ko ci poos ger def nii non yéen seen direct nanguwul lool xam ngeen ko bu baax a baax ngeen ko xam te loolu jàpp naa ne kenn fukki xel xalaatul ngay jël di def mise ku gën a indépendant syndicaliste yi ma gis fii nii amul je suis placé pour ma wax ko bu baax ndax wër naa xam nga bu fekkente ne fii rek nga mës a liggéey doo am comparaison mais wër naa ci ay groupes yu mag laa nekkoon di gérer ay effectifs yu mag nekk ci ay docker donc xam nga mais ñii duñu ñuy def ci poche culture sociale bi am fii ñu koy doxe di ko waxe àndu gor la ñuy ànd ak àndu nawle man syndicaliste yi xam nañ bunt bi amul rendez-vous da ngay ñëw su ma may jot man la ñëwal bi ngeen taxawee noonu kooku syndicaliste donc amut loolu àndu gor ak àndu nawle
mais aussi may rafetlu seen taxawaay parce que syndicalistes yi nekk fii bu leen ko fàtte. tous les secrétaires généraux yi nekk Ndakaaru centrale syndicale yu mag yépp seen numéro 2 yi ñu ngi Richard Toll donc ñooñu dañu ay yaafus mais am nañ culture syndicale boo xam ne ñun direction générale naw nañ ko trop naw nañ ko toutes les questions dañ koy discuter dialogue social bi am na fi contenu bu baax a baax dialogue social bi c'est une réalité bu baax mais dialogue social bi bu ñu amee benn contenu wutal nañ ko ay contenant maanaam bu fekkente ne dialogue social bi dafa nekk ndox wutal nañ ko ay pot yu ñu koy def nga xam ne dara du tuuru pot yooyu moom mooy mensuellement maanaam weer wu jot chef de département dana rencontrer syndicat yépp man duma toog une semaine bu ma toogul ak secrétaire généraux yi ci toutes les questions yoo xam ne entreprise bi weer wu jot directeur général dina leen recevoir aussi donc la même façon ñu ngi recevoir amicale des femmes politique sociale bu ñuy yëkkati wala innovation sociale bu ñu nar a def danañ ko woo waxtaane ko ak syndicat yi waxtaane ko ak amicale des femmes waxtaane ko ak amicale des cadres parce que lépp rek même des bonnes volontés ñu jël seen idée ñu toog léegi nag bu fekkente ne waxtaan bi mi ngi continuer toujours même bu ñu déggoowul ci ay kàddu danañ continuer di waxtaan ba trouver consensus man loolu lu ma naw la jàpp naa ko te jàpp naa ne aussi comme ñoom yàlla daf leen nattoo ñuy war a laaj lu entreprise bi war a jox ci ñoom ñun yàlla nattoo ñu ñuy war a joxe aussi lu war a jëm ci salariés yi mais lenn rek lañu war a xool ñun ñaar ñëpp mooy li tubaab di wax la soutenabilité des prétentions maanaam ndax la ñuy laaj entreprise bi mën na koo dékku su ko mënee dékku ñu ne kaay ñu ñëw toog mais lépp dañ koy waxtaane te ci seen discours dañ koy wax ne ñun suñ coow dañ koy régler ci suñ biir kenn du ñëw duñu àtte wala nga ñuy dégg donc li tubaab naan la lèvre sale se lave en famille ci suñ biir la ñuy toog di waxtaanante des trucs de ce genre mais buñ d'accordul dañu ñëw ne d'accorduñ te chaque jour que je fais préoccupation dañ koy gérer yenn yi tamit danañ ci anticiper parce que tamit booy gérer 8750 travailleurs léeg-léeg jaadu na ngay anticiper sur les questions li ñuy waxtaane aussi si on peut yenn effort yi ñu teel ko def ndax bu leen fàtte ne entreprise leen rek lay am day am de la rentabilité jël une partie de la rentabilité def ko réinvestissement beneen partie bi ñu def ko redistribution peut-être sociale pour revoir xoolaat yenn conditions salariales yeeg yooyu. xam nga loolu c'est partout pareil du ku nekk ni ko tubaab jàpp na ne tool bi mu taqalool moo gën toolam moom kenn du ngeen gis kenn yéen ñi est-ce que seen patron yi nii kontaan ngeen ci seeni salaire amul kenn kontaanul ci salaire am donc ñun àddina moo demee noonu te du ngeen mës a gis ko kontaan ci salaire am njortu nag njortu la rek yaakaar moo fi nekk jàpp ne baaxul mais man wër naa xool naa ay salaire yàlla may na ma aussi ci kattanam fukki at ak juróom a ngi dama koy jàngale ci ay écoles yu mag nu ñuy tënke salaire nu ñu koy saytoo nu ñuy fexe muy avancer nan lañ koy defee muy progresser niveau de salaire yi ab jàpp naa ne c'est des niveaux de salaire naam war na yokku parce que nit tamit fu mu toog waru faa toog noonu rek war na yokku niveau de salaire yi war na yokku bu baax mais niveau de salaire yi du niveau de salaire yu misérable yoo xam ne dañ naan non vraiment métti na ay effort war nañ ko def mais ku nekk jàpp na ne peut-être salaire am war na yokk walla salaire am war na passer fii mu toll nii mais boo xoolee olof dafay wax ne may gu dëkk sax moo gën may gu njëkk nekk naa ci ay entreprise crise Covid bi ñëw ñu def ay plan de licenciement économique nekk nañ ci ay entreprise ñuy toog di wàññi salaire yi ne nañ di wàññi salaire yi de 25% pour mën a tenir loolu
nekk nañ ci entreprise yenn avantage yi ñu ne dañ koy supprimer parce que crise bi dafa métti ba ci dem Màkka ren gii nii da ngay gis ay entreprise yoo xam ne dañoo waroon a yóbbu fukki nit wala juróom-ñeenti nit wàññi ko ci digg bi daal ne crise bi dafa métti li ñu tegoon ci budget pour mën ko yóbbu ay nit matewu ko léegi lii la ñuy teg ci budget mais loolu lépp yàlla ñun faxasal nañu ko li métti métti lépp ñàkk objectif yi lu ñu ko atteindre lépp ak nu ñu def investir yooyu yëpp salaire yi musul tardé salaire yi musul quand même danañ def ñu ñu yokkal ñu seet yenn situation de salaire yi ainsi de suite kër nag du dajale ñëpp ndax yéen seen li ngeen di fayu man ma koy fayu ñun ñëpp ñu koy am dajalewul suñuy mbokk dana am ñoo xam ne da nga leen jox ndax ñoo ko gën a soxla ñenn ñi am naam dañuy yaakaar ne da nga leen a fàtte mais fàttewuñu leen ba tax na ñun suñu pacte social li ñu bëgg ñu pacte ko ak personnel bi muy suñu pacte social bu ñu sasee benn ci objectif nañ fexe ba am ñaar bu ñu amee ñaar man leen xaaj bi jëm ci kër gi beneen xaaj bi ñu jël ko def ko ci salaire yi yokk condition yi ñaq jariñu bu ku nekk takkee ndigam ñu bañ a ñëw nag toog teel a jël suñ kaala yi takk ko ci bopp bi kaalawu te fàtte ne takku ci ndigale la waroon a jiitu bu ñu ko defee yàlla dinañu may fi ñu toll ren déwén ñu paase ko. waaw ci première question bi tontu bi moom mooy wax naa ko bi may ñëw bi ma defee tournée ci casier yi wax nañ ko te loolu lu ñu kàddu direction générale la avantage boo xam ne salarié yi am nañ ko fi nee naa leen luñ ci yokkul ñun duñ ko ci wàññi loolu du ci turu DRH engagement de direction générale la liñ fi fekk luñ ci yokkul ci avantage mais duñ ko fi wàññi ndax joxuñu ay machine ay nit lañ ñu jox te nit dafa war a wér am kàttan pour mën a liggéey liñ fi fekkoon bu ñu nekkee en période de congé dañuy continuer di faju comme liñ fi amoon donc amul dara loo xam ne ñi ngi ko ci amul dara loo xam ne danañ ko ci wàññi wala mu ciy soxe kooku dama bëgg mu leer ñi ñu doon fajoo la ñu continuer di fajoo avantage yi ñu amoon dañuy continuer di ko am avantage loolu amul benn problème. maintenant problème mu acompte bu ñu ko waxee moom mooy ci sama weer wii di ñëw dama bëgg nga lebal ma ci junni wala ñaari junni yow bu fekkente ne weer woowu di ñëw yow lekk nga sa weer wi ba pare yaa ngi dem congé ñu fay la ko nga yóbbu ko nga bëgg a jëlaat acompte mais ñun dañ la war a jàppale pour que bor bi bañ laa diisal donc loolu dañ koy organiser et loolu ñu ngi ci dañ koy organiser su nekkente ne mais le reste lépp du lu ñuy dindi li nga xam ne dafa jaaduwul danañ ko organiser li nga xam ne fekk nañ ko fi muy avantage amuñ luñ ciy laal ku feebar da nga faju sa jabar dana faju sa doom da nga faju ngay saisonnier ngay non saisonnier même droit que permanent yi ñoo koy tolloole loolu amuñ luñ ciy def wax naa ko waxati ko répété ko te kenn du la génneel benn cas ne la feebar na parce que saisonnier la wala jabaram feebar na wala doomam feebar na fut-il mi ngi nekk en période de congé liggéeyul mais dafay faju loolu dama bëgg mu leer ñun ñëpp ñu partager ko encore une fois waaw luñ ci yokkul ci avantage yi ñu fi fekk du doon lu ñuy wàññi loo xam ne jàpp nañ ne jaaduwul wala day gaañ salarié bi te peut-être moom du ko gis léegi nii danañ ko organiser ba ni mu koy gaañee mu xool ni mu koy wàññi maanaam bor yu bëri yi yenn affaire yi mais ñu encadré ko ba du loru. xam nga man jàpp naa ne compagnie sucrière dafa nekk entreprise équipe bi dafa nekk équipe bu dëkk bi am nga ci xel kii am na ci xel kii am na ci xel man dama jàpp ne su nekkente ne ñun ñëpp ñëw nañ ci waa équipe bi ne ñun suñu xel lañ bëgg di indi ci équipe bi kenn du tëj bunt bi bu ci ku nekk joxee xelam te jàpp naa ne kenn du tëj bunt bi ndax Bassène mi koy jiite man du ma footballkat mais nit loo nekk da nga koy bëgg et directeur général d'accord na aussi ñu jàpp ci mais dañuy soxla seen xel yéen ñëpp
yéen ñëpp soxla nañ seen xel et je pense que partenariat bi ñu war a am ak acteurs de développement yëpp dont yéen war nañ leen di laaj suñu xel ci action bu ñuy def parce que ci doomu dëkk bi ngeen amaana mën nañ jàpp ne bon fii dana pertinent mais bu ñu leen woowee laaj leen seen xalaat comme laaj ñeneen am na peut-être ñoo xam ne jotewuñu fi pour ñu mën leen laaj seen xalaat mais yéen da ngeen mën leen jote laaj leen seen xalaat mais danañ def lu baax man noonu laa ko jàppee fii c'est une entreprise buy liggéey mais ñi nekk dëkk bi ñëpp war nañu am seen xalaat te ku ci nekk am nga bunt man sama bunt bi du ma ko tëj lu ñu bëgg a wax directeur général bu ñu ma ko waxee man dinaa ko jàllale dana ko jot loolu moom mooy sunu mbébét ñun ñëpp parce que ñoo bokk fii ñoo bokk entreprise ku fi liggéeyul sa doom liggéey na fi sa jarbaat liggéey na fi wala sa xarit liggéey na fi. alors avant may lancer appel boobu noonu message da may d'abord ma remercier parce que maa ngi koy wax à l'entame ne foofu laa waroon commencer tous les travailleurs pour leur engagement ci seen pas-pas ci seen détermination du nag discours boo xam ne dama koy wax parce que DRH mooy wax parce que dama ci teg sama bët dem naa ci casier yi 8 heures 7 heures ñëw naa fii 6 heures du matin 5 heures et demi fekk leen à l'heure d'embauche di délivrer ay messages parce que jàpp naa ne lépp lu ñu fi teg alal yu ñu fi mën a teg ak engins yu ñu fi mën a teg équipement yu ñu fi mën a teg ay nit ñoo leen di doxal donc nit ñooñu bu ñu xamul wala motiver wuñ wala bokkook ñoom xalaat pour nga wax leen ne fii lañ jëm nii lañ ko war a defee affaire bi du dox te gis naa ne am nañ pas-pas boobu damay yeewu 5h30 6h te dañ dem fii ci point d'embauche yi ak waa direction plantation pour ñu délivrer yenn message ma leen fi fekk gis naa ne ñoom matale nañ ko taxaw nañ ko donc dañ leen di remercier buy taw ñu ngi ak ñun naaj bi ñu ngi ci mbedd mi fépp la méttee parce que yàlla moo ñu sàkke noonu wax ne liggéey moom mooy première jaamu yàlla te comme yàlla moo ñu jàpp ne ku nekk nag jàpp nga ne sa pàcc ba ngay liggéey moo gën a métti waaw mais loolu laa ab loolu remerciement boobu de tenir à le faire à tout le personnel les représentants également du personnel les secrétaires généraux les représentants syndicaux ndax ku ci nekk boo bàyyi sa poste de travail yaa ngi ñëw fii di lijjanti problème mu jàmbur te kër tamit noonu lay doxee loolu remerciement boobu je tenais à le faire appel bi nag moom mooy ñu gën a takk suñu ndigg gën a def effort pour que ci lii ñu dëgmal prochaine campagne bi ñu sumb ko ak jom génn ci ak succès bu mag a mag a mag a mag te loolu mën na nekk parce que ay nit lañ fii loo fi gis mu rëy nit a ko defar loo fi gis mu yàqu tamit nit a ko defar donc bu ñu amee pas-pas boobu man gëm naa ne danañ ci arrivé loolu mooy premier appel bi may lancé deuxième bi c'est que dañu war a am tamit yokk sunu pas-pas xam ne entreprise bi Mimran daf ko créer ñun ñëpp ñu jël ñu ñuy liggéey mais aujourd'hui ni moom li muy pas-pas bi mu am ci entreprise ñun war nañu am benn bu ko gën a dépassé loolu la ñuy wax le sentiment d'appartenance bu ñu jàpp rek ne fii dañu fiy ñëw pour fayu fi benn salaire dañoo jàpp ne yàlla moo ñu natt fii muy natt bu ñu war a neex ñu fi am suñu teraanga di xëy di ci fajal ñeneen ñi seeni soxla amaana bu ko matewul donc appel boobu la appel bi moom mooy appel ñu gën a am effort def ay effort gën a góorgóorlu gën a am pas-pas ci li ñuy liggéey gën a yokk suñu taxawaay ba nga xam ne bu campagne bi jeexee duñ fi nekk naan dañuy lijjanti ku ñu dimbale ñu am prix ba déedéet dañ koy fukki table ji di koy exiger te loolu liggéey kese koy maye kese buñ ko gëmee danañ ci egg leneen li entreprise bi entreprise yu ñëpp la ni fi docteur Franck Eba amee baat di ko diriger ñun ak ñeneen ñëpp noonu lañ fi war a amee baat seet luy yàqu ñu saytu ko buñ fekk benn lakk bu ndaw ñu ne lii kat du sama cër wala man liggéeyuma ci département bi wala département bële mooy liggéey comme natt bi bu ñuy natt dañuy natt usine bi globalement duñ natt métier mi ñun ñëpp nañ taxawaay nekk benn say
jàpp ne entreprise bi entreprise ñun ñëpp la yàlla moo ñu fi boole. Donc ñu am benn culture d'entreprise bi am sentiment d'appartenance di xool nag intérêt général jiital ci intérêt entreprise bi après intérêt salarié yi ensuite. Parce que boo jiitalee intérêt salarié yi intérêt entreprise bi ensuite entreprise bi li muy mën nii bu toogee quelques années du ko mënati. Donc man appel boobu laay lancé di remercier encore une fois les travailleurs pour leur détermination di leen gën a ñaax pour leur dire que c'est possible et c'est toujours possible parce que des hommes ñoo ko fiy liggéey ñeneen di tañ jàpp aussi ne ñun tamit du ay xarit rek lañ am comme du ay xarit rek lañ am war nañ ci suñ biir ñuy bàyyi loolu xel mu yokk ñu jom ñuy gën a liggéey bu baax pour avancer ci loolu. Audio Jungle.